kii nag di leen wéy di ñaan ngeen di abonné ci suñu site bi di senevision.com te bu leen fàttee di bës cloche bi mooy tax mu leen di man di signaler bépp vidéo bo di am mbégte bu rëy tey depuis ci siège u taxaw Dakar taxaw Sénégal ñëw seet si suñu mag suñu xarit suñu wëllëree le député maire Khalifa Ababacar Sall ak ñëpp ñu mu àndal ci wàllu politique ñu ànd ak suñu délégation boo xam ne moom Adja Maymouna Dieye bi jiite jigéen ñi doyen Alla Kane mi ngi fii ñoom Jibi Gueye Ndiaye ñi ma àndal ñëpp ñëw ci cadre doxu nemmeeku doxu sargal doxu ngërëmande ci li nga xam ne doonoon na taxawaayu Khalifa Ababacar Sall ak ñi mu àndal ñëpp ci li xew fan yi ci réew mi mooy épreuve bi nga xam ne dund nañ ko dama jàpp ma léegi ni sax ne jeexagul dafa fekk ci àdduna boo nekkee ci diggante ay nit bàyyi seen yitte bàyyi seeni activité daal di wëlbatiku ñëw taxaw sa wet boo dee gor bis boo féexee tuuti war ngaa dellu ci ñooñu ñëpp ne leen jaajëf rawatina nag bu dee ñooñu démb balaa tey di ñëw da nga seqoon nag ñoom ay relation yoo xam ne relation yu rafet la relation nawlante la relation collaboration la ak am ay mbébét wala ay yéene yu ngeen bokk loolu moo tax suñu diggante ak ñi ñu seet si tey bii kon monsieur le maire monsieur le député maire ñu ngi leen di leen gërëm ci suñu turu parti bi ñu bokk turu mouvement yi ñu àndal yépp waaye ñu ngi leen di gërëm ci turu tout peuple Sénégal bi yépp ndax li am dafa interpellé woon tout le peuple sénégalais te boo seetee ñi génn ne déet ku beew ba foog say militant dong la ndax nga sa bopp kon ci turu ñooñ ñëpp ñu ngi leen di gërëm di leen sant taxawaay bi nag dafa am solo ndax laata dara di am moom monsieur le maire defe naa ci suñu avant dernière rencontre xam ni waa ji mi ngi ci sa tànk te dawal oto sax waratoo ko defati ndax dootul sañ yëkkati dara naan da koy teg ci opposant kenn ku ne ci ñoom li mu wax am na ndax pexe bi mujj naa antu kon côté boobu Barthélémy waxoon na li mu wax am na waaye sottiwul ni mu ko buggee woon kon li monsieur le maire wax am na it loolu day wone rek ni relation yu ñu am relation yu xóot la te ñi ngi doon liggéey ci lu bëree bëri laata lii di am moo tax bettuñu bu mu amee it moom monsieur le maire ak ñi mu àndal ñëpp jóg ne lii duñ ko seetaan te dinañ ci taxaw noonu mu amee ci man nag te nit ñi massawu ma noonu laay dellu massawu ko moom parce que Sénégal yëpp gis na ni jaay nañ ko doole ci jamono nangu ay droit am tere ko mu mën a nekk candidat te boobu jamono mu bokkoon ci ñi gën a yelloo candidat ñi Sénégal yi gënoon a teg bët am yaakaar ci ñoom waaye yemuñ ci loolu dem na ba li sénégalais yëkkati ci seen kóolute moo xam mandat de maire nga xam ne waa Dakar ñoo toog ba mu neex leen ñu ne moom moo ñu doy te boobu jamono ñeneen a ngi taxawoon di laaj mairie bi te yoroon ay moyens yu mu yorul ndax ñoo bokkoon ci nguur ñu ne yelleefu sénégalais yooyu nga xam ne ñoom ñu seet ku leen neex yelleefu Dakar waaye ñu seet ku leen neex ñu jox ko moo am Macky Sall am na sa sañ-sañ ne nangu naa ko ci Khalifa Sall ñu ne deete ki waay mu dem élection législative ñu jiital ko ci coalition mu dugal lu mat fukk ak lu ci tegu ay nu mu tuuti wala lu jege fukk ay député ci assemblée
ñu ne ko kóolute googu sénégalais am ci yow ba jox la mandat député man mennu Macky Sall am naa sañ-sañu nangu ko. loolu guléet la ci Sénégal jaay doole gu mel noonu kon ñu ko koy masaw di wax nag ni ci jamono jooju lañ ca mënoon ci xeex def nañ ko. lii xew ci mbirum Ousmane Sonko en réalité dafa dajale ay frustration yu bëree bëri li xew ci Karim bokk na ci, li xew ci Khalifa bokk na ci, li xew ci Guy Marius Sagna bokk na ci, li xew ci Assane Diouf bokk na ci, yooyu yëpp ba ci moom Barthélémy nga xam ne ba tey ji ñu ngi koy jaabanteloo tribunal demal ñëwal yooyu yëpp dafa daje ba Sénégalais nag lii c'est la goutte d'eau de trop. moo tax ci ni ñuy aborder mbir mi dégg nañu Sénégalais yi dégg nañu seen message moo tax ñu ne loolu lépp nag dañ ci dellu si waat moo tax ci poñ yi nga xam ne bind nañ ko teg ko muy ay exigence du ay doléance ay exigence yu ñu teg la ne moom dina ko def wala ñu jàmmarloog moom point yooyu dañu dellu si gannaaw loolu yëpp donte am na lu mu jot a yàq ndax ku waroon nekk candidat ñu xañ na ko loolu dara mënatu koo remplacer waaye dañu ne bis di ki tey dootuñu ko nangul loolu du moom mooy toog seet kan moo war a am liberté wala kan moo ko ñàkk kan moo war a nekk candidat wala du ko nekk kan la ñuy jox carte électeur wala kan lañ ko dul jox loolu constitution may ko kenn ak ko munti doon rawatina nag président de la république nga xam ne moom moo ñu war a njëkk a tënku ci constitution boobu. kon looloo taxoon ci cadre tournée yi ñuy def fépp nañ fa dem mais fii dafa am importance particulière laata lii am wax naa ni am na jéego yoo xam ne ñu ngi ci doon liggéey te Sénégal yëpp xam nañ ko mooy taxawal kuréel gu yaatu front bu yaatu boo xam ne day dajale ñi nekk ci opposition bi yëpp front boobu lan mooy jubluwaayam mooy faire face au pouvoir dictatorial de Macky Sall. loolu moom mii moo ko initié woon te defe naa man la ci njëkk a waxtaanal ci acteur politique doog cee dem waxtaan ak ñeneen ba ñëpp àddu woon joxe seen kàddu ni bëgg nañ cee bokk. loolu nag tey la gën a actuel parce que qui peut le plus peut le moins bu dee démb nga xam ne situation présenté wuloon ni mu présenté la ñu xalaat loolu waxuma laa tey jii nga xam ne askan wi yëpp won nañ ñu ni doyal nañu ci li fi nekk bëggatuñ ci dara askan wi yëpp won nañ ñu changement la ñu bëgg askan wi wane na ñi ñun ñii la ñu àndal ñun ñu féete ci kujje gi parce que dëgg la ñu àndal te doyal nañu ci jaay doole gi ne ci dëkk moo tax ni ma ko waxee feneen ak feneen waaye fii la gën a amee sens parce que dama wax ni moom mii am na lu ñu waxtaanoon ba nekk ci di liggéey benn appel rek lay lancé mooy lu ñuy def rek nañ ko def ci lu gaaw parce que waxtaanu politicien dafay faral di gudd askan wi lu ñu woon mooy moom jiitu nañu buñ ko àndul def ci lu mu gën a gaawee ku ko jóg ci ñun def ko it askan wi dina la topp parce que askan yi locomotive la soxla fi mu toll nii mooy kuy xëcc mbir mi kon suñu responsabilité ñun ñëpp ñu xam ni mënatu ñu toog fii di làkki tubaab di bind ay texte di corriger ñu naan diw wax na diw d'accord na ci lu mu gën a gaawee il faut ñu taxawal kuréel goo xam ne dafa boole opposition bi yépp mu doon kuréel gu dëgër boole toutes les forces vives de la nation mouvement citoyen bu yaakaar ni gis na boppam ci mbir mi mu nekk ci ñu ne kuréel googu nag bis ni ki tey li mu war a saytu ci dëkk bi na ko saytu waaye dootuñu bàyyi benn nit muy buur di bummi ku mu neex mu duma ku mu neex mu tëj ku mu neex mu brutaliser loolu jeex na ci réew mi kuréel googu dépassé na cadre politique wala cadre compétition politique ñi ca mën a ànd nag ci politique bu ñu demee ba war a jub dëgmale élection ñoom dinañu toog waxtaan ànd dem ci politique loolu suñu responsabilité ñun ñëpp la te en tout cas ñun Pastef bu soobee yàlla dootuñu ci xaar kenn bëgg nañ ci ànd ak ñëpp waaye dootuñu ci xaar kenn politicien boo xam ne da ngaa yor say calcul yow mun nga toog def say calcul waaye fi mu ne nii c'est l'intérêt national qui est en jeu kenn amatul droit nekk fii di régler ay questions subjectives diw jote na ak moom lii diw xaatuma ak moom lii loolu weesu nañ ko loolu benn la ci njàngat gi nga xam ne jëlee nañ ko ci lii ñaareel bi mooy
am na message boo xam ne askan wi daf ñu ko transmettre ñun ñëpp ci acteurs politiques yi mooy li muy xaar ci ñun mooy beneen façon wu taxawin ak beneen façon wu def politique. parce que jeunesse bi génn massivement wane ni liñ doon wax ci sénégalais amu ci parce que wax mu ne la sénégalais yi gëmuñu dara sénégalais yi ñemewuñu sénégalais yi tey wane nañ ni li am Sénégal defe naa kenn mus koo gis Afrique ba mu daj kenn mus koo gis te dara taxawalu ko lu dul une jeunesse consciente responsable et patriote. jeunesse boobu message boobu mu ñu envoyé suñ ko mënul décrypter ñun rek boo moytul ñun ak ñeneen yëpp la ñuy boole dugal ci benn sànni mooy li ñuy xaar ci ñun mooy ñu nekk à la hauteur du peuple et qu'on sache se sacrifier pour le bonheur de ce pays. je crois que message boobu ñun décrypter nañ ko Khalifa ak ñi mu àndal décrypter nañ ko keneen ak keneen décrypter na ko et ça dafa war a commencer dès maintenant ci suñuy taxawaay ak suñuy comportement ñu wane ko it mooy su dee ay ndaw ñoo pare pour joxe seen bakkan ngir réew mi ñun ñii ñoo war a jiitu ci loolu désormais mu jaral ñu loolu parce que réew mi da koo jar te loolu jàpp naa ni dugg na ci suñu nopp ñun ñëpp. bu ñu génnee ci loolu nag ñu dellu si ci wax ni ñoo ngi bokk ak askanu Sénégal yëpp naqar bi nga xam ne dal nañu tey fukk ak ñett ci ay ndaw réew mi nga xam ne espoiru réew mi lañu seen bakkan rot na ci nii ci loo xam ne lu ñu mënoon moytu la loo xam ne lu mënoon ñàkk la te dara warlu ko lu dul bëgg nguur ak yaakaar ne danga war a sax ci nguur. loolu it ñu ngi koy boole nag ñu ngi ànd ci ko naqarlu ak askan wi yee di wax ni dafa gën a yokk suñu responsabilité ci réew mi te loolu du doon loo xam ne dañ jàll par perte au profit mooy du jaas la ca war a am yëpp dina ci am ku foog ni mën nga nekkati ci réew mi di def lu la neex parce que dénk na nga nguur da ngaa nax sa bopp loolu il faut mu jeex ci réew mi ñuy jaale ñi nga xam ne seen doom wala seen mbokk faatu na ci mbir mi lañ ci mën ñu ngi koy def ak ay bonne volonté yu ci jàpp di dellu di gërëmaat sëñ Mountakha Mbacké xalif général des Mourides ndax li mu def dafa rafet gannaaw bi mu jëlee responsabilité am ne lii war nañ cee dugal suñu loxo def ko ci anam goo xam ne wanewul parparloo wanewul péete waaye dafa ne dëgg rek moo ma ñor waaye yemul ci loolu dafa yëkkati lu am solo ci alal ne lii maa ko teg ci mbir mi pour ñu jàppale ñi nga xam ne gaañu nañ ci wala ñi nga xam ne seen bakkan rot na ci ñu jox leen ndàmpaay. démb bi ñu ma woowee wax ma ko ñi mu yónni dama leen ne ñun duñ ci laal duñu nangu benn politique laal ci waaye liste détaillée bi nga xam ne ñi gaañu ak ñi faatu ak ku nekk ban façon gaañu la ak adresse am ak fu mu dëkk ak contagam yépp dinañ leen ko jox bu ko defee seen délégation dem fa lañ fa war a joxe ñu joxe ko ci turu sëriñ bi ñëpp xam ne lii sëriñ bi moo ko andi pour jàppale askan wi. kon loolu rafet la ci Sénégal moo tax ñu nit mënuñoo di bañal suñuy kilifa yooyu mënuñu leen ko bañal parce que dañu taxawaay boo xam ne dafa mat taxawaay ci kilifa ci réew mu mel ni Sénégal. kon ñu ngi leen di gërëm moom ak yeneen xalif généraux yëpp ak église bi parce que ñëpp intervenir nañ ñëpp def nañ ñi ñu waroon def dafa fekk suñu doyee di ñun en tant que acteur politique ñoo taxawul taxawaay bu mat rawatina ñi mënoon a yemale mbir mi fu mu war a yem waaye jàpp ni am nañu occasion pour xàll yoon pour mandat à vie loolu tiital leen ba ñu bañ a yem ba tey askan wee leen yemale moo tax loo ci gis koo xam ne da nga doon jaay doole te tey yow ay char de combat ñoo la wër muy sa kër muy palais ñemetoo génn doxantu moo tax doole yàlla rek a ko yor ku beew ba jàpp ni yow yor nga doole bu kenn yorul ndax nga sa bopp kon ñu ngi leen di gërëm loolu la ñu bëggoon a wax di dellu si di gërëm suñu mag Khalifa Sall di wax ni am nañu ubbeeku bu doy lu weesu situation bi ñuy dund
ci joxante loxo ak moom ak mouvement am ñu liggéey ngir Sénégal. anam yu ñu koy defee nag ñoo ngi ciy waxtaan bu baax du lu ñuy wax fii waaye lu jiitu lii amoon nañ yéene boobu te tey la ñu gën a am yéene boobu parce que Sénégal du benn nit a koy defar du benn groupe a koy defar il faut ñu xam ni bokk gis-gis bu yaatu bokk programme waaye jàppante joxante loxo mooy permettre ñu defar Sénégal loolu la ñu bëggoon wax ci lu gàtt di jaale it waa Sénégal yëpp ci li nga xam ne ñàkk nañ ko muy koo xam ne am na lu mu liggéey lu bëri ci culture du Sénégal ci message yu fort yi mu doon joxe muy Thione Ballago Seck yàlla na ko yàlla yërëm te jéggal ko yàlla na ko yàlla xaare àjjana. di rafetlu torop daje bii tey muy dajab sant yàlla avant muy doon dajab bànneex sant yàlla parce que dafa amoon lu tegu suñu kaw yàlla teggi ko bànneex parce que ki mu tegu woon mi ngi nii tey suñu wet wax ak ñun wax ju leer wax ju dëgër wax ju dëggu sant yàlla aussi julli ci yonent bi pour ñi nga xam ne nekkuñu fi tey fii ñu nekk ci siège bi kër gi nekk suñu wet borom kër gi dafa gaañu ñoo ngi jaale njabootam suñu xarit doomu day Thione Seck gaañu na mais surtout li nga xam ne woo wundoon lii ay xale yu ndaw parce que ñi ci mag weesu wu ñu ñaar fukki at ak nangam dañu ñàkk seen bakkan ci li waraloon lii ñooñu aussi comme ni ko Ousmane waxee fu ñu toll waruñu leen fàtte c'est des martyrs c'est des martyrs ils devront être fêtés chaque fois que la démocratie sénégalaise le pourra et le devra donc ñu ngi leen di jaale ñooñu aussi di mastawu ñi nga xam ne ñëpp gaañu nañ soo demee xool xale yi ni ñu gaañu yi am ñii ci bopp ñii ci loxo ñii ci biir ñii ci tànk te kenn onkul ces blessés font preuve de tellement de dignité que da ngaa sant yàlla ak lu métti métti xale yi koo ci wax rek dafay ree ni la jar na ko boobu mooy rey nit donc Ousmane dañu kontaan bu baax ba ñu sant yàlla pare pour recevoir la fii wax nga ko suñu ànd ak suñu wax yàgg na suñuy mëbët ñoo ngi koy doxal yàlla na ko yàlla mottali mais mëbët yi dara lalu ko lu dul liggéeyal Sénégal liggéey ngir Sénégalais loolu moo tax ñuy wax di ànd di jëf c'est la constance et la cohérence de ta conduite et de ton attitude durant toutes les épreuves bala moo ñëw bi mu ñëwee ak bi nga génn sa dara soppeekuwul changé du kàddu du jëfin du taxawaay du waxin nga sant ko yàlla bu baax sant ko ñi la defar nii parce que yenn yi jikko la jikkooy tax nit di am nu muy mele donc dil sant yàlla sant say waajur sant nag ñi nga àndal ñëpp ah sa ñëw fii tey nag wax nga ko amoo droit gërëm kenn parce que li ñu def naam li la dal mooy prétexte bi mais réew mee tax nit ñi def ko su nit ñi naan démocratie liberté au Sénégal la ñuy toog a teg libérer Ousmane Sonko parce que su loolu amoon doo am li nga doo dund li nga dund et ndokk yàlla bi nga defee lecture événement bi noonu que réew mi waa réew mi seen ëllëg seen melokaan seen dundin seen dund moo tax loolu lépp ne donc ñuy rafetlu bu baax lii nga dox tey tànk yu rafet la yàlla buñ ko gaaw fayante ouais, c'est vrai j'avais dit que tu ne devras jamais être le troisième
loolu laa waxoon dama noonu doo doon ñetteel bi te mu jaraloon nit ñi lu bari parce que nag trop c'est trop lépp tuuru ñu sant yàlla bi mu ñu matalee loolu nga xam ne moom lañu yéene woon mu defal ñu ko féliciter la féliciter ce mouvement féliciter ce parti ci seen taxawaay parce que loolu naka am solo mais li nga xam ne moom la ñuy jànge ci lii mooy qu'est-ce qu'il faut en faire qu'est-ce qu'il faut en faire xale yi faatu xale yi gaañu borom alal yi ci ñàkk seen alal ñi ci seen kër dem ñi ci seen alal ñàkk waruñu neenal waruñu rëccu loolu nga xam ne moo leen dal war nañu ñun ñëpp nag ñu comprendre ni tabaxaat Sénégal bu bees mooy li ñu war tabaxaat Sénégal bu bees nag wax nga ko léegi ku nekk ci ñun war na seetaat boppam war na xool li xale yi naan tribunalu conscience ku ne nga xool sa digganteeg yow ak askan wi ndax la nga war def lépp yaa ngi koy def et c'est pourquoi je suis d'accord avec la première des leçons il faut que xel yeeg xalaat yeeg façon def politique changer dans ce pays façon def politique moo war changer nit ñi di fàtte seen bopp bañ jiital seen bëgg-bëgg mais jiital rek réew mi askan wi ak lu koy jëriñ ak lu koy demal kanam suñ ko defee lu bari danay tax ñu dem avancer ñaareel bi mooy ñun homme politique wax nga dëgg depuis le mois de novembre ñu ngi dox parce que nag li ñu gëm mooy booloo mooy doole te nit ki du nu mu waxee ni mu jëfe dong la li ñu gis mooy quand il y a une majorité qui se conforte qui se consolide et qui s'élargit il faut une opposition qui s'unit qui se renforce et qui est puissante et forte si les deux forces ne sont pas égales du am combat moo tax ma di la aussi delloo njukkal parce que bañ ko doxee ci ñi jëkk d'accord nga bokk malgré nag waxoon nga ma sa xalaat te bëgguma nga am dëgg ci man mais li am solo mooy loolu ñuy dox mooy li war il faut que l'opposition soit unie mais pas l'opposition politique c'est tous ceux qui sont dans la vue publique les partis politiques la société civile les activistes les éléments les acteurs du développement ñun ñëpp ñoo war dëkkaloo pour liggéey nag ngir réew mi loolu moo doon solowu plateforme d'action bi nga xam ni moom lañ doon dox te wax nga dëgg sotti na ba pare et situation bii ñu dund dana tax nag su doon dawee 10 mu dem nag 1000 pour sotti parce que su sottiwul nag on sera largué parce que nag foofu laa d'accord ak yow aussi le peuple n'attendra pas gis nga xale yeeg yu góor yeeg yu jigéen yi génn def xaaratuñu ku leen yóbbu de parce que xam nañ fi ñu jëm xam nañ liñ bëgg c'est à nous d'en tirer les leçons et les conséquences donc appel boobu ak leçon boobu ñu ciy tirer incha allah daañu fexe ba ñun ñëpp ñu daje parce que nag may seede aussi ni beaucoup de leaders de l'opposition sont engagés dans la mise en place de cette plateforme d'action et ñu ngi koy dox ñu ngi koy wax mais xam nga politique bu Sénégal ku nekk sa bopp ngay gis lu sookee rek dañ naan lan moo ko waral mais incha allah on pense que ça va se terminer parce que nag booloo mooy doole suñu àndul duñ dem fenn et je dis toujours aux gens faut tirer les leçons de 2017 si en 2017 on était ensemble waxatuñu lii donc ku nekk ci ñun damay doore ci man ak keneen ku nekk day doore ci yow ni 2017 occasion boobu ñoo raté woon waratuñ ko raté mukk parce que loolu la expérience di jëriñ ñaareel bi mooy suñuy kilifa yi nga xam ne wane nañ seen bopp aujourd'hui fàttali na ko léegi tous les dirigeants muy sëriñ muy curé muy évêque muy archevêque muy cardinal ñëpp dugg nañ ci seen loxo pour que jàmm dellu si ñooñu yéene la ak yaakaar la ñu am yéene ak yaakaar jooju ñu ñoo ko war mottali ak
le pouvoir en place parce que nag du ñun ñoo séq liggéey beeg wax ji dafa am ñu ko séqal ñooñoot il faut que ñu jouer seen rôle et on pense qu'aujourd'hui le moment est propice et favorable pour que l'État, le gouvernement et la majorité fassent leur part et que ñu nit opposition ñu def suñu bos parce que loolu mooy dëgg aussi ñeenteeli jàngat mooy que ni réew mi moo am solo lépp luñ fi bëgg a def te jiitaluñu intérêt réew mi ak waa réew mi duñu sottal dara kooku nañ ko xam te nag kenn dootu ko nangu moo tax Ousmane ñu kontaan trop tey dajeeg yow fii masawu la coono félicité ñi nga àndal ñëpp mais ñi ngeen posé nag je crois que y a pas le choix réew day dem toll foo xam ni on l'apaise et on le réconcilie soo ko deful defe naa day doon moment la day weesu su weesoo di nga bëgg leneen mu jafe donc il faut que ñun ñëpp ñu ànd doxa ko wax pour que démocratie bi sax parce que nag calendrier républicain bi il faut que nécessairement ñu respecte par force c'est-à-dire il y a des choses il faut que l'audit du fichier soit mené de telle sorte que les échéances puissent être respectées parce que nag damay attirer seen attention ci dara su ngeen bëggee def local juin ou décembre 2021 war ngeen def législative juillet 2022 si jamais nous commettons l'erreur ba gaawantu audit bi daañu ñëw ba ñu taqaleel ñaari wala ñu bëgg a tëbal benn xam nga ndax yéen nga koy seetlu donc moo tax opposition bi classe politique bi société civile bi il faut que ñu gaaw parce que laaj calendrier républicain c'est une chose mais def ba ñu mën ko tenir c'est une autre chose. Senevision.com wóor la ñuy tëggoo. Senevision.com kumpa tàggoo nag yéen. kii nag di leen wéy di ñaan ngeen di abonné ci suñu site bi di Senevision.com te bu leen fàttee di bës cloche bi mooy tax mu leen di man di signaler bépp vidéo